mbokk yi salaamaaleykum am nañu amaat mbégte ànd ak yéen ci seen émission show électoral di penc bi télévision Futurs Médias tijji ngir waxtaanee ak ñii di daggan baati askan wi tey nag dañoo am mbégte lool ànd ak gan goo xam ni xale la wu set loxo xale la wu yàgg nekk ci wetu président de la république yàgg liggéeyal Sénégal am mëbët ci ndakaaru moom ak ñu mu àndal kooku moo sanc coalition Sénégal 2035 di monsieur le ministre Mame Mbaye Niang moom la ñu fas yéene dalal waxtaan ak moom ci li mu namm ci dëkk bii di ndakaaru njaay waxtaan wi nag nu ñu koy defee saa su ne noonu lay amee ndax du ma ci wéet benn yoon dama ciy fegoo ak sama xarit Hadj Malick Thiandoum ma bako mu nuyoog waa Sénégal laata ñoo dalal sunu gan. jërëjëf Malal ñu ngi nuyu suñu mbokku téléspectateurs yëpp ci show électoral bi nga xam ne gaa ñi ñu ngi koy commencé miin ndax ku nekk xam na ne ci wote gox-goxaat yi ku nekk yaa ngi samp sa ndënd candidat yi bëri na lool ku nekk bëgg gox ba nga nekk nga jiite ko ndakaaru nag candidat yi bëri nañu. kenn ku ci nekk jàpp nga ni Dakar gi ñu bëgg Dakar gi askan bi bëgg yow yaa ko mën a jox askan bi ci ñooñu nag ci la Mame Mbaye Niang bokk moom mi nga xam ne ministre la chef de cabinet du président de la République nekk homme de conviction nekk nit ku nga xam ne lu mu gëm da koy wax lu mu ragal a wax it toog fa di jooy nekk it ku nga xam ne gëm na lool président de la République ndax lépp combat bu président Moussa am dafay nekk au premier plan affronter ñi nga xam ne dañu bëgg a dal ci kaw leader am avec force et conviction muy défendre ay idéologie nekk nit de conviction nekk nitu gëm-gëm nekk un homme courageux moo tax bi élection yi jollee mu ne man bootuwuma ci ginnaaw kenn damay jiite sama coalition mu dama am sama vision muy Sénégal 2035 ma fas yéene samp sama ndënd waaye nag fi mu dugg yombul de ndakaaru ak ñi koy xëccoo coalition yi fi nekk nan la Mame Mbaye Niang nar a def ba joggati leen ba jël ndakaaru loolu mooy problème parce que Dakar est devenu un problème pour l'APR parce que benn APR musta jiite ndakaaru loolay coow li loolu mooy coow li dañ ko fas yéene nag faram-fàcce ci dalal ko moom mi nga xam ne nag moo samp ndëndam mu ñëw toog ñu samp ay laaj waxtaan ak moom Mame Mbaye Niang na yegg bismillah. jëm ci éducation santé environnement sport loisir aménagement économie sociale et solidaire industrie culturelle et patrimoine Sénégal 2035 ay aji ngëneel Sénégal 2035 ay jara voter Dakar mairie Dakar Mame Mbaye Niang moo gën ci Dakar Dakar mairie Dakar Mame Mbaye Niang yaa gën ci Dakar Dakar mairie Dakar Mame Mbaye Niang moo gën ci Dakar Dakar mairie Dakar Mame Mbaye Niang yaa gën ci Dakar. jërëjëf soxna si Mala jërëjëf tubarkalla foog naa ni monsieur le ministre show bi commencé na militants yi annoncé nañu couleur bi ñu bàyyi la nga nuyoog waa Sénégal. waaw jërëjëf sëñ Malal di nuyu suñu grand frère suñu mag suñu xarit Malick Thiandoum di nuyu suñu xarit
yi fi toog yëpp ak suñu candidat yi nga xam ni ki dëkk fii ni nekk Point E mi ngi fi di Bouna Kanté ak suñu candidat Parcelles Assainies ñoom ñoo fi ñëw représenté candidat wu coalition Sénégal 2035 di nuyu tamit suñu mbokku Sénégal yëpp mais particulièrement waa Dakar yi ñuy seetaan ak TFM di nuyu sama xarit yu jigéen ñi di nuyu sama mag yi am naa ci ay yaay ay bàjjen samay sœur et vraiment di rafetlu liggéey bi ñuy def boobu ba léegi bi coalition bi taxawee seenu njàmbaar waxuma ko parce que damay sànni xeer jeunesse bi mais wax dëgg yàlla ku gis li ñuy liggéey xam ni jigéen ñi am nañ ci solo bu bari bu rëy seen taxawaay moom wax dëgg yàlla maa ngi koy rafetlu Adja Dior madame Ndiaye soxna si Lo Awaña Fideline ñoom tata Aïda Ndiong ñoom tata Nicole vraiment gàcce ngalaama jërë ngeen jëf jërëjëf foog naa ni gannaaw nuyoo bi man sama laaj bu njëkk coalition Sénégal 2035 Mame Mbaye Niang membre fondateur APR. absolument da ngaa bokk ci parti bi ba léegi am da ngaa génn parti bi. waaw mais yow kay tontu nga sa bopp munoo créer dara am ci benn taxawaay ba pare naan bokkatuma ci man fépp fu ma dem damay wax ni que maa ngi ci ginnaaw président démb maa ngi ci ginnaaw président tey et suba maa ngi ci ginnaaw président lii nii ay élection locale la mooy maanaam ay élection gox-goxaat bëgg jël président de la république boole ko ci defe naa pour jaxase xel yi la coalition majorité bi nag am nañ seen i candidat mais fàttali ni que du président mooy tànn candidat yi Benno Bokk Yaakaar dafa am conférence des leaders ñoom ñoo dajaloo tànn seen i candidat ñun boo duggee ci wax ji ci kanam dinaa la wax nan lañ def ba créer Sénégal 2035 ak lan moo créer Sénégal 2035 ak Sénégal 2035 ñi ko fondé ak force yi ko constitué ban participation lañ def ci liggéeyu Macky Sall. naka le président Macky Sall bi nga xam ne ne nga ne mooy sa leader gisee sa coalition bi nga taxawal muy Sénégal 2035 balaa ñu ñëw ci ñeneen nekk ci coalition ba. waaw xam nga nag loolu moom xam nga ba léegi yoon daf maa tënk damaa nekk chef de cabinet li may wax ak moom li may jëflanteek ay moom du kersa méngoowul ak yoon d'abord waaye tamit du kersa du sutura ma koy wax ci télé li am solo ca jar a xam mooy li ma la wax. réeróo leen ñaar. même loolu sax duma ci tontu en tout cas ba may bàyyi politique. affaire bi nag amul match bu nawetaan nga ñëw fi ci dégager en touche de membre. du ma def match nawetaan mais li ci ëpp solo. mooy nga xam ni man ak ñi ma àndal duñu mës a def loo xam ni da koy yàqal. loolu mooy bi ñu mooy réeróo leen kon. yaa wax réeróowuñu mais nga jàpp ni que. man tamit du ma mës a def loo xam ni ci politique. ak même bu dul ci wàllu politique ndax ni ma mel ak moom. parce que man ak moom dootul politique dëgg a neex yàlla. man ak Macky Sall dootul politique romb na politique di dem. olof yi dañuy faral di wax ni ku ñeme dañ laa déy. te yow yeboo Macky Sall wala nga ñeme ko ñeme gu nga xam ne. dina ni jaar leen fii nga ni man fële laa jaar am na ñuy wax ne sax moom moo valider sa candidature moo ko parrainé. waaw xam nga olof nga wax nga ni ku ñeme dañ laa dee. waaw waaye kuñ dee tamit munoo wax liñ la dee parce que ki lay dee bëggul nit ñi dégg. kon dee nañ la. mais dama xam ne conférence des leaders. bu ñu réunir. ni Ndakaaru Benno Bokk Yaakaar Ablaye Diouf Sarr la ñu fa jiital. yow nga jël beddi sa yoonu bopp jël ko loolu dafa mel ni que alors bokkoo ci li nga xam ne mooy la grande coalition présidentielle. léegi loolu pour tontu ci. waaw da ngay dellu ba 2018. bi ñuy créer Sénégal 2035. bi ñuy créer Sénégal 2035 dañu toog suñu mbébét nekk falaat président 2019 au premier tour. bi ñu xoolee résultat législatif yi ñii ñoo gagné ñu ci ëpp ci ñoom ñoo gagné législative yi. dëgg rek a neex yàlla. man bokkuma woon ci liste yi. mais wax dëgg yàlla campagne naa. defoon nañu émission ak yow fii. fii nii même format bi. même format bi. te pourtant bokkuma woon ci liste bi. mais dañu gàddu woon xeex bi ba am naa benn xarit bu nekk candidat Médina dafa ñëw ni ma mais yow bokkoo ci liste bokkaanoo ci liste looy jiite xeex bi. ma ne ko non parce que sama ngëm-ngëm la. lii bu sottiwul sama kilifa
du ci am ndam. donc boo xoolee résultats yi ñu amoon ci élection législative yi ñu gagné Dakar ak 37%. 37% buñ ko amaatoon Dakar ci présidentielle yi président du jàll premier tour donc dañ doon am ay 48 49 ñu toog xalaat ñi nga xam ne ñun ñooy saytu ak politique ca am participation ñi am na ñu fa nekkoon ñu ni dañuy xool nan la ñuy yokkee dooley Macky Sall pas Benno Bokk Yaakaar dooley Macky Sall ci biir xalaat yi ñu gis ni que am na ñuy jàppale Macky Sall ca bokkuñu ci coalition bi am na ñu gëm programme Macky Sall te nekkuñu ci coalition bi am na ñoo xam ne cofeel lañ am ci moom te nekkuñu ci coalition bi ñooñu ay force réelle lañ ay force citoyenne ay mouvement de femmes ay mouvement de jeunes ay association professionnelle ñoo xam ne bokkuñu ci kuréelu politique yi te pourtant gëm nañ ni que Macky Sall li muy def ci réew mi ngi koy jëmale kanam mouvement du jànjee ko bokkul APR am déet bokkul APR Parcelles en marche bokkul APR Abdou Khadre Gaye bokkul APR Moustapha Mbeng bokkul APR Libaas Kane bokkul APR Couturpin bokkul APR Bokar bu Fass Colobane Gueule Tapée bokkul APR donc fépp foo ci dem bokkuñu woon ci mais ñu ñëw dugal ci seen loxo pour que 37% yooyu mën a egg 49% leneen li ñu am mën ko jàllale léegi bi ñuy def loolu bi ñuy sumb loolu wax dëgg yàlla ay nit buñ dee liggéey dañuy mën a déggoo ci dara parce que tekki nañ seen gox Moustapha Kane mii ni mu def ba tekki Parcelles du nguur du état du agence du fonction ci dooley boppam xelu boppam pexey boppam ak comportement par rapport ak population bi Moustapha Kane rek moom ci boppam rek mënul woon gagner Parcelles ñu dem jëli ku mel ni Mbaye Niang dem jëli jigéen ñi boole doole joo xam ni li ñu wax ak ñoom mooy que da ngeen di soppi Parcelles Assainies ca pour ngeen soppi ko mënu leen di xeex nguur condition boobu ñu ci technique mënu leen di xeex nguur moo tax ñu bari ñëw fekk ci leen parce que ñooñu Macky Sall lañ am seen biir xol candidature yooyu lañ defar candidature yooyu boo ko sampee mais lan nga wàññi ci mouvance présidentielle. léegi tey foog nga ni coalition bii nga taxawal te jiite ko mu nekk maire Dakar. kan nekk ca Parcelles lim nga ñeen ñi nekk ci yeneen gox yëpp. buuna mi ci structure de l'État lay liggéey mais kenn mosu ko dégg dara ci politique. mais def ba samp boppam point E. xëy na bokk mën nga ko laaj Samira mi France la nekkoon ñëw di ci jàpp. boo demee Moustapha Mbeng ci CMU la nekkoon. di ci liggéey mais est-ce que foog nga ni coalition bii nga taxawal mën naa gagner mairie Dakar. ah loolu nag moom boo delloo ci gannaaw tuuti. wala nga xool li xew ci dëkk bi nii. nga xam ni gars yi na la watuñu nag. xam nga merci beaucoup jërëjëf xam nga man mën naa la wax lu tax tey xam nga politique ay yoon la ca man nag yàlla seede na ni que ci ki ma sës nag du cuune donc xam nañu yoon yi ni ñuy def ba gagné ci ki nga sës mooy Macky Sall ah waaw damaa xam ne fu yow nekk Benno Bokk Yaakaar nekk fa ponkal yi ma dégg fii yëpp yow nga bëgg a ñëw nga ni da nga leen di faxas yow toog fi est-ce que nekkoo di gént yow Mamba yi fi boobu da nga àndul ak ñi ma àndal da nga àndul ak ñi ma àndal ma ni boobu da nga àndul ak ñi ma àndal gis nga sëñ Malick dañu waxoon ni que ñii duñu bokk analyste yëpp ñiy def loterie politique gisaane kat yi non dañuy diversion la ñu ñëw bokk non ñii amuñu base ñu samp 15 listes Benno Bokk Yaakaar di am ay problème yow ñu rejeté lu minimum 17 listes am est-ce que ñun mas nga dégg benn liste bu ñu rejeté non amul benn liste bu ñu rejeté te ci ñi njëkk a déposé nga bopp loolu yëpp xam nañu pourtant ñi chroniqueurs yeeg analystes yeeg gisuñu leen woon daal waaw déedéet c'est que option la xam nga kuy liggéey yow yaay xool na ngay liggéeyee pour am ndam
bi ñu waxee ni que campagne bi commencé na nit ñi di takk ay chaîne musique di wër koñ yi di nuyoo boobu ñun ñi ngi wax ak nit ñi ci suuf ñi ngi wax ak xel yi di ut xol yi am proposition bu ñu leen jox parce que programme boo seetloo ñun bi ñu annoncé suñ candidature 2 jours lañ ci teg ñu génne programme génne livre programme. kon lii yow da nga ko yàgg nas. mais nee naa la 2018. bi ñu gagné 2019 ba pare. ci ngeen ci sóobu. mais ci lañ ci sóobu commencé. mais lan moo la motiver nga ne yow. faw nga samp sa ndënd. waaw samp sa ndënd pour la ville de Dakar lan mooy motivation réelle bu. motivation bi weesuwul lu dul dajeek ñi ma war a dajeel. benn gis nga bu wax bi demee ba ci kanam dinaa la wax ñetti candidats yi am. ñetti candidats yi am benn bi opposition bi la benn bi mouvance présidentielle la benn bi ñun la ñetti type candidats yooyu moo am. parce que ñun mën nañu jàpp des centristes parce que c'est des forces ay kattan yu nekk ci commune bi la lañ dajale ñu nangoo wéeru ci njiitu réew mi maanaam exécutif bi pour soppi seen i gox. mais non Mbaye mënoo wax ni. ñetti candidats noo am opposition Yewwi Sénégal ak yow. waaw fooy def l'ancien maire de Dakar Pape Diop fooy def Soham Wardini. mais ñooñu ay opposants lañ. ay lan. déedéet opposant ci seen liste lañu yéen. déedéet ñëpp nga boole ci benn clan. déedéet li ma la wax. waaw mooy nee naa la élection yi. waaw locale fii nii Dakar. waaw opposition. waxal opposition bu wax Yewwi parce que ñoom ñoo bokk nu Yewwi. waaw déedéet moom laa la wax opposition bi ci ngay dugal. ñii opposé wu ñëpp. ok Pape Diop opposant la àndul ci àndul ak ñetti catégorie moo am. ñetti catégorie. ñi opposé wu. waaw ñi far. ñi ànd ak nguur gi. ak ñi nga xam ne seen yoonu bopp la ñu. ñun bokkuñu waxuma ni que mënuma wax ni que bokkuñu ci mouvance présidentielle bi mais gouvernance locale moo ñu intéressé. gis nga ñu njëkk ñi wax naa ko dinaa ko waxaat dañuy ut mairie pour jël ressource mairie bi mobiliser jeunes yi fii ak ñaari at ñu teg réew mi ci fitna pour xeex 20e mandat ak 50e mandat ñooñu jaruñoo wóolu. dispersion des forces yooyu tamit nag. du dispersion tey nga bootu woon ci Abdoulaye Diouf Sarr ndax gënul woon yomb ngeen boole seen i dem ak seen i Dakar xàcceendoo dóorandoo pour jël mairie Dakar parce que mairie Dakar APR mosu ko jël ba léegi dañ leen di làpp. ki nga wax noonu. waaw moom day ut mairie parce que dafa bëgg a des ci gouvernement day ut mairie parce que dafa bëgg a maintenir ay privilèges am yoroon na mairie fii commune. ni ñu ko yor ba léegi pendant juróom-ñaari at dootu ko yor fii ak fan yu néew. pendant juróom-ñaari at xaaral rek xaaral dinaa ci egsi mën naa ci egsi fii juróom-ñaari at nga yor ko mairie amoo dara looy werante lu dul terrain basket bi nekk ci rond point bi maa ko fi def ak juróom-ñaari at ak quai de pêche boo xam ni coopération moo ko tabax c'est que nañ bàyyi di nax nit ñi. li am sondage yi moom lañ def premier dégg naa waaw ban sondage la. sondage yi yow ñëwoo sa 3e position nga bëgg a jël Dakar. da nga ma bëgg a tooñ rek da nga ma bëgg a wax loo tey moom. di nga wax parce que wax boo la fi bi. dinaa wax mais am na wax yoo xam ni. xëy na du ma ci egg parce que loo xam ni ci kàttanu yàlla. fii ak juróom-ñaari fan mu leer. ni ñi doon waxee duñ nekk candidat duñ nekk lu mel noonu la yàlla suñu borom di indi incha allahu rabbi. gis nga. bu ñu naxante sànq da nga ma laaj lu tax ma foog ni que dañuy gagné. voilà gis nga avant campagne bi di démarrer dañ doon wax amuñu fukki nit. ñun parcelle lañ démarrer keroog la fa am kuy wax ca yàlla tax mën nga wax. ñun jëliwuñu nit Géejawaay arrêté wuñu programme Pikine suñuy kaar jógewul fële. candidats yi ñoo dajale seen équipe restreint waa parcelle génn taxaw am na ñu nelawatul parcelle. alors ñun non xaaral ma wax la. firnde laa lay wax li ma lay wax nii firnde la man damay politique. xam naa leen bu la neexee nga duy stade suba man mën naa remplir stade amitié bu fekkee ni que damay def li ñuy def joxe mbubu joxe 15000 ut bus climatisé ñun musóor lañ joxe musóor. ba bi meeting bi ba bi rassemblement bi di tas. ñit ñaa ngi ñëw jigéen ñi toog 16h ba 20h mais ñooñu ngëm-ngëm moo leen fa indi. su ma déggee ñooñu du loo xam ne dafa nëbbatu donc ñun naxuñu suñu bopp et naxuñu askan wi. non su ma déggee li ngay wax ñi dafa mel ni programme bi ngeen proposé
waa Ndakaaru moo tax waa Ndakaaru adhéré ci li ngeen leen tegal ci table ji pour gunge leen ngeen jël mairie bi. kon yaa ngi dugg ci programme. waaw parce que xuloo bi ma koy benn mu benn xuloo bi. waaw quels sont les axes majeurs. waaw de votre programme. lan ngeen di proposer askan wi lu bokkul ak li nga xam ne ñeneen ñi ngi ko proposer pour mën a jël Ndakaaru. xam nga bu ñu waxee waxi programme kooku man je suis très à l'aise pour di ci wax. ñun ñoo njëkk a génne programme. ñeneen ñi fi wax tey suba rek maa ngi dégg kenn ku nekk côté Ziguinchor naan économie sociale et solidaire parce que bërki démb la ko lire parce que gis na ni que wax ji mi ñun yàgg sa la 4 mois bi ñuy génne suñ programme ci 9 points ak 27 sous-points nit ñi nañ bàyyi naxaate mairie am na lu mën am na lu mënul da nga ciy gis maire buy campagne naan la woy assainissement bi du compétence transférée. du compétence waaw. est-ce que comprendre nga. donc naan non dinaa leen indil ay xëy maire yi mënul leneen lu dul appuyer PME PMI politique. ñun point bi nit ñi di discuter yëpp économie sociale et solidaire ñun ñoo ko njëkk a génne site bi gën a ngand ci monde francophone ci économie reprendre suñ programme di saluer l'initiative des pays en voie de développement, notamment un programme proposé à Dakar par la coalition Sénégal 2035. Mais ñun mënuñu nekk ci bin génne suñ plaquette nit recopier ko def ko ci tablette di lire sam keneen ki naan non man dina parti boo jël dootuñu waxati titre yi boo seetloo ñun liñ annoncé li ñuy wax rek ñoom la ñuy reprendre. mais dégg boo ci dinaa la ci wax dama lay expliquer programme yi nan lay demee. c'est que programme boo bind ci ñaari fan. loolu du programme. ñun nëbbuñu fi ñu jëlee PSE lañ jël acte 3 croisé leen ci suuf génne programme. et on l'a fait ça fait 1 an et demi. mu am livre fu ci nekk boo demee ci santé c'est précis. dañ naan la boo demee SAMU municipal équipement yaa ngi fay fekk muy équipement gynécologie pour dentiste yi pour ophtalmo yi ay privé ñoo ko jël. suñ programme boo duggee ba ci biir dañ naan la dans l'intercommunalité Grand Yoff mairie bi day génne 100 millions par année ci budget dédié ko équipement de santé intercommunalité bi ville bi teg ci 200 millions muy 300 millions par année ñu mutualiser ko ak ay partenaires jënd équipement yépp ci première année bi kan moo la ci mën a wax loolu parce que xalaatuñ ko xamuñu ko dañ naan la dinañ ko soppi nii rek lan lañ ciy soppi léegi bu mairie bi moomee équipement yooyu mais li xel nangu mooy mairie bi moo ko moom donc du ci cette marge parce que politique sociale lay def. mais sa politique si wàllu santé à part équipement ci bërëb santé yi. lan moo ci des. mais xam nga plateau yi communes yi di gérer. ak ville de Dakar. problème bi ñu gën a am mooy problème mu niveau. problème équipement mooy bi gën a mag. mënoo def IRM fële. tu es obligé nga dem ay principal wala ngay dem fële ci privé bi. ils sont obligés magu 3e âge yi am na ay soins yu ñu mënta am li ñuy fay dafa cher parce que ñun ñooy jàpp ni que 2000 francs wala 2100 francs jënd ticket bi lu yomb la mais am na ci ñu mu yombul. bu fekkee ni que mën nga teg ay mécanismes ak ay procédures yuy alléger loolu mais da nga koy def contribuable supporter ko parce que du ñëpp ñooy bénéficier ci politique bi président de la République di def. ci mutuelle de santé yi ak couverture maladie universelle. du ñëpp ba léegi am na ñu des. donte mbébétu président mooy ñëpp jël ko. mais am na ñu des. ñu des ñooñu. loolu municipalité bi mën na ci jàppale gouvernement bi parce que am na ay structures de santé yi nekk ci moom. boo weesoo équipement yi mais qualification personnelle bi ñun ñëpp gis nañ ne qu'ils sont tout le temps en grève. parce que munoo jaay sans ticket di verser 250 000 par jour munuñu la fay sa indemnité bi ñu lay fay. yooyu ay waxtaan a koy régler boo jëlee environnement bi. mais tey boo demee polyclinique. wax dëgg yàlla boo demee da ngay gis ni que faju ci cet lay njëkk a commencé. bu setulee du mënoo faju donc ci politique santé lu leer structure par structure mën nañ la wax bu ci nekk liñ ciy def bi nekk Parcelles Assainies bi nekk Grand Yoff bi nekk fii Médina bi nekk li nekk ville structure de santé bi nekk ville bi mu amee problème mu radiographie mairie bi jënd ko suñ candidat Abdou Karim Gueye moo dem lijjanti ko ak ay Abdou Karim Gueye AKG Abdou Khadre Gueye moo dem lijjanti ko ak ay partenaire am uti ko andi ko fu maire bi nekkoon boo gisee nga laaj ko munoo am budget 12 milliards sa structure de santé am problème
benn nit buy diriger ONG dëkk ci commune bi dem di ko lijjanti te yow nga am projet 12 milliards. yow mën na la bett mais man du ma bett parce que Khadim Rasoul lu mat 50 kër lakk mairie bi amul dara lu dul jël 800 000 di ko fa joxe. AKG dem uti 1 million ak ay xaritam ñëw déposé ko fa ñun nit yooyu lañ proposé pour maire yi parce que dañuy nekk di liggéey ak seen askan. léegi ci waaw Malick. waaw ku wax Ndakaaru. wax dëkk bu salte ku wax Ndakaaru wax problème mu dem ak dikk donte du compétence bu nga nan ngeen fas yéene liggéeyee ak l'État central pour mën a régler le problème de la mobilité à Dakar le problème de l'encombrement ak le problème également de la saleté à Dakar parce que président am na gis-gis bu mu ci am mais yéen a ko war a matérialiser bu dee yàlla teg na leen ci boppu Dakar. gis nga président li mu waroon a def. bi mu indee acte 3 dëgg a neex yàlla accompagné na mairie yëpp. gis nga mairie Dakar ak 50 milliards yi ñuy wax 60 milliards de budget lumière bi état bee koy fay mairie bi fayu ko nettoiement Dakar te pourtant dañuy percevoir ay taxes d'ordure municipale mooy tom boobu pourtant UCG ñun ñëpp xam nañ ni que gouvernement bi moo koy subventionné léegi li nga wax nii ni que dañu war a régler problème mobilité ak propreté nga ni nan lañ mën a defee ak état bi ak l'État central pour que loolu mën a nekk. kon xam nga ni que loolu pour nga régler ko il faut nga lëkkaloo ak état central. bien entendu. waaw donc kon xam nga ni que kuy xeex état bi mënul régler problème boobu. loolu it. ah loolu it dëgg la. kon da ngay dëggal li ma waxoon léegi ni que kuy xeex état boo ko joxee commune yaa ngi lor population yi. foog naa ni ñi ngi gërëm bu baax a baax ñi nga xam ñoo yore di xumbal ak gunge monsieur le maire mais foofu ñu bëggoon dugg am na solo waaw parce que dañu bëgg a gëmloo ni boo nekkee opposition mënoo liggéeyandoog nguur soo nekkee yaa yore maire Dakar loolu mënul nekk ak mairie de Dakar ak budget bu rëy bi waaw xanaa du yëpp du état rek non xam nga loolu laa la doon expliquer sànq opposition yor na mairie Dakar pendant 12 ans ville de Dakar maire bi Khalifa Sall la tuddoon après mu nekk Soham ñooñu est-ce que dañ bokk ci mouvance présidentielle bi déedéet Sacré-Cœur Mermoz am na yeneen communes yu waaye bëri na ay galgal yu ngeen leen roof waaw mais non Mame nag bu ñu waxtaanee dëgg waaw non ci laay ñëw non Khalifa n'avait pas les coups de franche pour liggéey parce que emprunt obligataire état bi xëpp si kaani déedéet xaaral dinaa projet bu mu teg état toj si kaani mën naa la expliquer waaw c'est que c'est-à-dire xam nga boo yoree cëru jàmburu loo xam ne dañ la ko dénk am na noo war a taxawee xam nga kii la dénk moo la dénk rek moo ko waaw mën nga ma wax ni que dañ la fal waaw léegi yow nga yor nga nekk maire sa budget préfet moo koy approuvé percepteur moo lay fay say projet ministère des collectivités moo koy validé sa paiement yépp ministère des finances lay jaar boo bëggee projet il faut nga boo bëggee déguerpir marché bi sax il faut nga am appui des forces de l'ordre qui dépendent du ministre de l'intérieur yow nga ni doo wax ak ñooñu mais kooku mënoo liggéey mais ndax lan nga mën a liggéey ndax nekkul sànq bi ngay wax ay empreinte obligataire waaw kay yooyu bokk na ci li wax yi ñuy wax ca muy lëndëmal xelu nit état dafa organiser gis nga président Macky Sall pour mu jënd bic moom ci boppam mu décidé assemblée nationale pour mu ordonner ay dépenses moom ci boppam mënu ko def bu ko ministre des finances joxul parce que délégation de signature la am ministre des finances bu ngeen seetloo ay techniciens ñoo fa nekk ay variation yoo xam ne dañu war a maintenir benn ligne bi nga xam ni président de la république moo ko définir mairie de Dakar bu dee xaalis kan moo koy garantir ah l'état moo koy garantir état moo koy garantir léegi yow est-ce que di nga garantir lu leerul
banque ba boo jëndee kër sax yóbbu ko fa di ko garanti dinañ xool dinañ. yow nga am budget boo xam ne day bari am na ay dépenses yoo xam ni mais bi moo ko war a def nee naa la léegi nee fii ñoo war a fay éclairage public bi parce que yow da ngay fay ay taxes man damay fay ay taxes ñoo war a mbedd mi yow loolu lépp fayoo ko nga ni da ngay dem lebi te buñ dinaa ci egsi buñ la waxee fayal nga ni aw ma xaalis ba pare nga bëgg a dem lebi loo xam ni boo ko fayul nguur gi moo koy fay par force. nañu bàyyi naxante bi woon ci Dakar étouffe. waaw ba loolu moo indi sax ma ni foog ngeen liggéey ak état central pour que dem beeg dikk bi mën a ñoŋ. Dakar aussi foog mu set parce que capitale bu mel ni Dakar. vraiment. da ngay dem ci yeneen capitale bi Thiaw ba pare boo gisee Kigali lu mu mel nga gis Dakar lu mu mel c'est comme yàlla proposer des solutions. solution yi. seen affaire de smart si boobu nga xam ne ku leen koy wax. déedéet ñun ñoo ko njëkk a wax nag. nañ waxante dëgg rek. ba pare c'est-à-dire ñun ñoo fi génnee baal mu pare nga jamono. ba pare li nga wax léegi nga ni état su bëggee def ministère des finances moo koy financé nangam sangam mais commune bi tam. su ñu falee mairie maam conseil municipal bu ñu amee projet dañ ko yóbbu conseil municipal waxtaanee ko conseiller yëpp validé ko donc loolu mooy bëgg-bëggu commune bi donc état bi daf ko war a gunge parce que état bi moo ko dénk li mu yor. non c'est que il faut que ñu bàyyi naxante bi. c'est que c'est-à-dire yéen tam yéen état tam seen doxalin dafa def politique tuuti. boo dee wax ay commune fii ci Sénégal. doo jël Dakar ak Guédiawaye ak Ziguinchor rek. gis nga 595 communes yi fi am. waaw mën naa wax ni que 80% wu communes yi mënuñu fay sax seen salaire. fonds de dotation bi état bi génne mooy dem appuyer ko. est-ce que comprendre nga. mais Dakar benn noonu. waaw non xaaral ma wax la dinaa la expliquer. xam nga Dakar. waaw da ngay dégg ville bi am na 60 milliards. wala 59 milliards. 59 milliards. boo jëlee man comme commune bi ma dëkk Ngor 3 milliards 800 la. yow fa waabale lépp. équipe mooy gagné ñun boo gisee ñii duñ d'accord ma wax ko mais dinaa ko wax kenn du xeex di wax sa stratégie ñun boo gisee kenn mënuñoo jàpp fenn c'est parce que équipe la xalaatu Mambay rek pour lan Mambay di xalaat rek ñeneen ñi dañu ànd ku nekk di indi sa xalaat loolu mooy suñ capital moo tax pour nga jàpp ñu day jafe ay ak sincérité bi parce que doole gis nga mu nekk man ñu fal ma mairie ville de Dakar kii jotee def ñaqam kii def ci ñaqam kii def ci ñaqam bu mu bëggee jël affaire yi yëpp ni man a di bind sama tur naan non man la maay leader bi mais damay goree di et loo ci def du barkeel lii nag c'est pas de la politique ngëm-ngëm la mooy est que kuy dundee ñaq jàmburu après beddi leen defe ni yow la mënoo cee def lu am barkeel. léegi Malick mi ngi woon ci Smart City dama dégg coow loolu ci seen candidat yëpp ku nekk di wax Smart City ak ni Ndakaaru Njaay mel fi Ndakaaru Njaay toll ngeen bëgg nu jëlee fii nu toll ci ay mbënd jafe-jafe mbalit bëgg nu yóbbu ci Smart waaw mais léegi tëb ngeen ay étapes yu bëri waaw non léegi ñi lay wax Smart yëpp waaw ñoom ñëpp te yor nañ mairie pendant juróom-ñaari at wala fukki at ak ñeent te defuñu Smart boo demee Parcelles Assainies boo demee Parcelles Assainies candidat bu Benno Bokk Yaakaar yaat cela 7 ans bi muy campagne lan la campagne les 7 merveilles ban la ci réalisé léegi waa Parcelles buñ nangoo mu ñëwaat naan leen les 12 merveilles yow ñu jox la juróom-ñaari at mairie bi nga téye ko yow ak say xarit defoo ci dara fii nga toogoon na fi 7 merveilles yi. lim na am na yemu lim de waaw déedéet lim na de nee na benn ko dese demal Parcelles nag xam nga kuy wax kuy man bëgg naa di wax loo xam ne day am preuve léegi fii Ndakaaru toll fii Ndakaaru toll dinaa ci eggale fa ngeen war a jaar ba yóbbu ko ci ville Smart waaw moom laa lay expliquer xam nga da nga ni Smart et du ñëpp a concret koy da nga ni Smart ñëpp a koy wax ma ne la ñiy wax Smart yëpp yoroon nañ mairie ca defuñu Smart suñ programme lañ copier ñun mosuñoo ñëwaat mairie ñun dañu xalaat ak genn wàll et boo seetloo génn nañ plaquette di imposer que ay affaire violence yooyu buñ ci dugg nañ discuter ci programme après ci digg bi la ñuy daw ñii di copier fii ñii di xool fii ñii di organiser ay conférence programme boo pare est-ce que di nga ko présenter à une semaine de la campagne programme boo pare est-ce que di nga ko proposer à 15 jours de la campagne
bu ñu nañ bàyyi naxaate bi. léegi ñoom dañuy xëy suba teel buñ déggee ñu ni que Mambay mi ngi caravane ñu dem caravane ñu dégg Mambay caravanatul dispositif bu léger lay yor ay rassemblement ay frappe chirurgicale ñu dellu ci loolu Mambay nekkatul ci journaux yi ñoom ñëpp daw nañ journaux yi suba di nga gis fii la ñuy ñëw toog li ma nar a wax ci marché yi la ñuy wax. non Mambay nag boo bëggee. Mambay nag gëm non non waxtaan bi bu mu neex rek. kan nga foog ni Barthélémy Dias ñoom Pape Diop. ñoom amuñu xalaat ñoom amuñu xalaat. dañuy toog non ay ñoom Doudou Wade ay ñoom Soham El Wardini. non man wax naa la. ak Diouf Sarr ñu sondage yi jiital yow nga bëgg ni yow rek yaay xalaat. wala gars yi li nga xalaat la ñuy xalaat li nga def la ñuy def. non ku nekk ngi campagne ni mu ko gisee. man dama lay wax. waaw loo xam ni boo génnee boo xoolee moom ngay gis. boo laajtee moom ngay dégg. dama ni. gars yi daal dañuy xool Mambay. waaw dama ni kan moo wax ville smart. léegi lan mooy loolu. kan moo xaaral rek kan moo wax ville smart. man daal liir naa ko ci programme yëpp. bu dee Ablaye Diouf Sarr. waaw yoroon na mairie Yoff. lu tax defu fa woon ville smart. bu dee Moussa Sy yoroon na Parcelles Assainies. lu tax def 14 ans lu tax defu fa ville smart. bu dee Barthélémy Dias yoroon na mairie. lu tax defu fa ville smart. nee naa la nañ bàyyi naxante yi. waaw ville smart leeral ko. ñi nga xam ñu xam loolu seen xam-xam ak sama bosayam ñun xamuñu dara. xoolal gis nga bu ma duggee ci wax la loolu suba kii ñëw xam nga maa njëkk a enregistré. keneen kii ñëw loolu la lay wax. jàppal ñaari maa wax xaaral rek naa la expliqué. waaw acca waxal comme ça kii ñëw bu ko waxee ma ne ko da ngaa tricher. c'est-à-dire ay Mambay waxoon na ko. ay notion c'est que dañuy gis programme mu jàmburu ñu gis ci ay concept te xamuñu la ca biir te xamuñu la ca biir. bu ñu waxee ville smart ñun bu ñu waxee ville smart c'est par rapport ak environnement bi. aménagement bi ak projet yi président teg. xam nga pour régler mobilité Dakar transport de masse bi commencé nay effectif. donc TER bi day dugg si. BRT bi. buñ ko achevé fii ak 1 an il faut que mu am réorganisation circulation Dakar dina am ay zones yoo xam ne oto daf fay dugg dina am ay zones yoo xam ne oto du fa dugg. dina am ay places yoo xam ne dañ fay jaay dina am ay places yoo xam ne duñ fa jaay. parce que il faut que ñu respecte il faut que ñu nekk. il y a une occupation anarchique. oui mais te loolu on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf. loolu mooy li ma lay wax nii. waaw non c'est-à-dire gis nga problème yooyu pour régler ko mën na bañ a compliqué. c'est-à-dire mën nga xool intérêt ñëpp. gis nga marchand ambulant yi dama dem man ak AKG ñu dem jumaawu Bambara. seen première doléance mooy que ñoom fu ñu jaar julli sax amuñu ko parce que dañu lal fépp. ñëpp ay perte. ci condition yooyu anarchie ñëpp ay perte ñii ñëw ci jumaa ji duñu mën a ñëw ñiy jaay duñu jaay parce que clients yi ñu ngi dugg ñi lal te aussi duñu jaay. parce que y a de l'insécurité y a de la saleté. et il y a de l'encombrement. Et que proposez-vous pour régler loolu. pour régler l'histoire des gis nga pour régler loolu. waaw gis nga lal bi ñuy lal ci mbedd mi si on l'organise dafa am jour yooyu lal heure yooyu lal c'est tout waxtaan la. mais nit ñi mënuñu sax parce que gis nga ku la wax ni que. loolu moom gis naa ko Europe moom. waaw ku la wax jour yi ngay lal ak heure yi ngay lal. oui ku la wax ni que entreprise wala dëkk wala commune mën nañ ko régler ak lu mu mënti doon ci àddina ñett yi lañ koy régler da ngay am réglementation mooy ñëpp ay xam yoon bi. après nga am ay procédures xam nan la ñuy def ba jaar ci yoon bi après nga soog a développer culture loo xam ni après jomba def bañ a def parce que commencé nay wow ci bopp bi mais boo tëbee bu njëkk bi maire bi ci boppam moo naan la waaw gis nga man ambulant yi xaaral ma ñëw def leen lu leen neex bu élection jotee nga voteel ma mais yaa ngi lor ñeneen ñi fekk ambulant bi mën na jaay ki fa dëkk mën a am jàmm ki fa am ay activité def ko mais ñu définir règles yi ku nekk respecté ko. bu ñu waxee mairie Dakar ville. par exemple waxuma sax yeneen communes mais ville rek Dakar Plateau rek dugg fa génn fa Safa ak Marwa. c'est la croix. non xam nga loolu moo tax opposition bi man yenn saa yi du ma leen comprendre gis nga bi président di gis di anticiper ci problème mobilité urbaine sénégalais dañuy yokk am na ñoo xam ni seen pouvoir d'achat yokku na donc oto yi dañu yokk tali yi niñ ko dimensionné méngoowul ak flux oto bi muy jot. 40 000 véhicules ñooy dugg Ndakaaru saa su ne. bis bu yàlla sàkk ci autoroute à péage. non léegi
jàppal ni que bu TER bi fonctionné BRT bi fonctionné 40 000 yooyu mën na wàññeeku ba 10 000 parce que jël TER bi wala jël BRT bi mooy gën a yomb nga taal sa oto def si essence ñëw loolu mooy projet bi. loolu mooy projet bi kon yow da nga bëgg sukkandiku si état pour liggéey. non mais boo sukkandiwul ci état doo liggéey. c'est-à-dire man bu ma nee waa Dakar communes yi ñuy jël ak ville de Dakar dinaa leen defaral dara ci wéeruwuma ci Macky Sall mais mooy que li ma leen wax du dëgg parce que mënoo liggéey sans moom. ku leen wax ni que mën na liggéey sans moom fii ak ñaari at te ñaari at yi ak ñaari at ak genn wàll yi yàlla moom la fi teg. donc loo bëgg population Ndakaaru toog di xaar yow nga régler say problème politique fii ak 2 ans et demi élection présidentielle am nga jël nga soog a liggéeyloo nit ñi nañ bàyyi naxante bi. beneen bi c'est important il faut le préciser parce que dina am ñuy ñëw naan la ñi ay opposant la ñi beneen bi mooy am na ñoo xam ni utuñu pour liggéey dañuy ut pour continuer nekk ministre man nekk naa ministre te yoruma commune def naa juróom-ñaari at ci gouvernement musumaa yor commune tey ministre la musuma participer ci benn élection am naa droit ni que par bëggatuma liggéey ci ay gouvernement dama am envie expérimenter bokk ci gouvernance locale ak ay nit yu ko bëgg a participer donc kiy ut pour yor loo xam ne man yor naa ko ba pare ak kiy ut pour liggéey mënuñoo bokk. su ma la déggee Mame Mbaye da ngaa bëgg wane ni mën ngaa yore leneen lu bokkul ak luñ la fal lu bokkul ak ndombal tànk buñ la takkal maanaam luñ la fale pour wane sa mënin dafa mel ne dafa am leneen loo yóotu loo xam ne bokkut ak mairie Dakar. non man lu may yóotu ñeme naa ko wax xam nga man ragaluma nag. ay sama ngëm-ngëm laay wax. man dama bëgg góor gu ñeme. waaw man. waaw bu ma doon ut leneen. waaw dama naan la damay ut leneen. Bouna Kanté mii bi ñuy toog pour ànd dem Sénégal 2035 dafa ñëw ni ma man Point E ni muy doxee neexuma ni mu mel neexuma loo ci xalaat mu ni Samira xalaat na ci lii kii xalaat na ci lii kii xalaat na ci lii man ni ko ñun lii lañ ci jot xalaat xoolal lan lañ mën a def bu ñu xoolee lan lañ mën a def ba pare ñu xool ndax mën na nekk wala mënta nekk wala mënul nekk moom mbébétam mooy defar commune am Point E Moustapha Kane mii nii dama ñëw jour bi ñuy njëkk a toog ci benn restaurant lañ toog mu ni ma li ma gën a metti mooy xoolal yéen fii Almadies géej ngeen am ñun Parcelles am nañ géej mais man sama commune mënu ma fa dem am fa lii te pourtant am naa géej est-ce que comprendre la donc ku ci nekk li nga bëgg ni nga yéene sa commune ngay def il faut pas que ñuy waxloo nit ñi ñu waxul ak li nga yow sa bëgg-bëgg dafa mel Dakar kese wala am nga leneen lu nekk ci beneen bëgg-bëgg bu gën a fort beneen Dakar sama bëgg-bëgg nii j'ai regroupé tout ce que j'ai comme énergie tout ce que j'ai comme moyens humains et financiers ak samay xarit samay àndandoo ak ñi ñu yaakaar ñi ñu bokkal gis-gis mairie Dakar lañ bëgg a jël parce que dañoo bëgg a soppi Dakar. alors jël mairie Dakar dafay supposer aussi nga xool naka ngay liggéeyee ak yeneen gox-goxaat yi comme ñi nga wax sa gars ñi bu dee gañe nañu fa ñu nekk am na lu ñu tuddee intercommunalité. absolument te loolu bokk na ci sa programme maanaam loolu nan nga ko nar a matérialiser ba jëflante bi diggante communes yi mën a ritax ndax Ndakaaru moo leen ëpp doole foofu. xam nga duñu sori damay jël commune Parcelles Assainies jël commune Cambérène jël commune Yoff incha allah bu Moustapha nekkee maire Parcelles Libaas nekk maire Cambérène Mamadou Gueye nekk maire Parcelles donc am nañ maire Yoff am nañ code bi yëpp suñu programme traité na nu ñuy traité bande boobu yëpp boobaa Moustapha du xuloog Libaas parce que waxtaan nañ ci ba pare Mamadou Gueye du xuloog Libaas parce que waxtaan nañ ci ba pare ñu aménagé bande boobu ku dëkk Parcelles soxlaatoo ñëw Casino wala Almadies pour am foo toog bande boobu jaay ku nañ dëkk yëpp Cambérène ku dëkk Cambérène ah bande boobu jaay nañ ci ëpp. non des na plage waaw des na ay zone yu ñu mën a am na ci parti yi aménager jox magistrat yi ba mu jur coow Géejawaay. déedéet loolu Géejawaay la man Parcelles laay wax Parcelles gis nga autoroute bi président def boo xoolee mais y a au minimum 100 à 150 mètres mais foofu municipalité bi mën na ko organiser li waa Parcelles di jóg di uti Ndakaaru ñu def ko fa mu am économie économie nocturne économie boo xam ni mairie Rio def voilà Copacabana mais loolu intercommunalité moo ñu koy régleel parce que plage bi dafa touché ñetti commune léegi ñun suñu incha allah bu suñuy ñetti maire
faloo foofu. donc problème yooyu dañ koy régler. Mame Mbaye Niang lan nga namm ci Ndakaaru bu ñu la falee takkala ndombal tànk yi ñu ne yaay maire Ndakaaru c'est quoi le projet. mais le projet c'est de créer les conditions pour que nit ñi mën a doxantu Dakar. jóg dugg biir Dakar dugg biir marché Kermel dugg Sandaga comme na meloon. tourisme mën a ñëwaat. loolu mooy premier problème bi. Dakar set. Dakar leer. gis nga Dakar pour mu am leeraange gu fi am nii. maa ngi dégg maire yu bari di bàqu naan non man éclairé wuñ dara. tali yi du ñoom. ay projet gouvernement la man maa ngi woon ci gouvernement bi. mais Promoville moo nekk di defar commune yi. pavage yeeg tali yi. lan moo ci yoonu maire ba. mais projet accès à xaw ma lan universel. mais moo indi lampe solaire yi nga xam ni. parce que président tamit mënul toog de seetaan. lampe solaire yi. monde rural bi la ko jëndaloon. mais ñoom ñëpp a fa dem toog naan ko waaw sama commune mu jox leen. nga ciy gis maire yu am fitu ñëw nag taxaw ci wetu lampe naan sama projet la. fan lan la nekk sama projet. alors bi nga tàmbalee campagne ak léegi. di doxal sa programme di ko expliquer askan wi. est-ce que am na ay nit yu la gëmul woon ñu ñëw ci yow wala ñu yekkoon ci beneen parti ñëw yow dooleel la ba nga peesewaat sa bopp. non ñaari côté yëpp fenn dara desatu fa de. ah ñaari côté yëpp dara desatu fa. lépp non déedéet dama leen di wax rek. foo ngeen xam de. am na non dama lay wax. dafa féex. non féexuma est-ce que mës naa wax ñu weddi ma. waaw baax na. ba may commencé politique di toog ci seen plateau yi ba léegi. ci kàttanu yàlla mosuma wax ñu ne ma du dëgg. parce que lépp lu may wax dama ciy am firnde. c'est-à-dire man liggéeyalu ma sama bopp. ñan ñoo la fekk si ba nga tàmbalee. mais ñaari tendance yëpp ñun suñu liste yi ay ñoo xam mais Moustapha Kane mii nii lan la Yewwi deful pour investir ko. Moustapha Kane mii. lan la amul ñu bees ñu bàbbeeku ñëw bi nga commencé. mais du jeex am na ñu nekk ci liste yi ñu campagne pour ñun. am na ñu nekk ci liste yi opposition ak Benno Bokk Yaakaar ñoo xam ni ñun la ñuy àndal di campagne. Malick. campagne ñaari mbir moo ci am. ñun ba 4 démb parcelle ñi ngi fa jóge 3 heures du matin ñu bàyyi seen doom bàyyi seen jëkkër ñëw toog li ñuy def dañ koo gëm. ñun fayuñu kenn dañuy wax ak nit ñi. alors xoolal seetaanal télé bi. waaw Samit moo ñu dese Malick. waaw Samit dafa am benn point bu am solo. waaw bu nga xam ne bugguma jeexal te laaluñu ko. parce que depuis 7 ans dafa am lu ko toppoon. ñu ne dafa jiite Prodac luubal fa 29 milliards. mu metti ko lool. metti ay farandoom metti ay mbokkam metti ay doomam. mu koy traîner fu mu tourné ñu koy xoolee bët boobu. bari ki démb Amadou Ba am lu mu wax lu nga xam ne. dafa mel ni daf la setal est-ce que loolu tey gënu la dooleel ci campagne bi léegi nga xam ne ci nga nekk. sant yàlla rek xam nga boo jiitoo yàlla def la nga mel nenn ni yu mel noonu mën na am mais d'abord li may def mooy remercier le ministre Amadou Ba. xëy na li muy wax bariwul. li muy wax malheureusement pour moi peut-être heureusement pour mes adversaires li muy wax bariwul. mais li mu wax méngoo na ak li ma waxoon juróom-ñaari at ci ginnaaw. cette histoire là jël nañ ay jigéen filmé ñu yor xaalis ñu naan kii mooy jabaram kii mooy lii man musuma gérer Prodac. xam nga dama leen daan wax ni Sénélec bu amee détournement. dañ naan directeur ba la. kenn du wax ministre bi la. COUD bu amee détournement dañ daan wax directeur bi la kenn du wax ministre bi la. agence bu fi am détournement wala mu am problème. kenn du wax ministre bi la dañ naan directeur bi la. ak Prodac rek lañ bàyyi directeur bi tëb secrétaire général bi tëb ñëpp joxañ ministre bi. di ci wax loo xam ni mais man dama koy nangu. tuuma noonu la. dama gëm ni que yàlla. Amadou Ba kenn sexalu ko lem yëgoo sax bu muy wax dafa mel ni. déedéet. dama gëm ni que dafa wax ak aqulaay taalaam. et maa ngi koy remercier ci le fait que mu rétablir la vérité. wax dëgg yàlla mënoon na ko bañ a def aussi. mais le fait que mu def ko confirmé na. léegi il reste 5 minutes. Mame Mbaye ci wàllu wax nga santé. ci wàllu éducation ci wàllu sport. lan nga fas yéene def yow ak waa Sénégal 2035 Ndakaaru bu leen takkalee ndombal tànk ji dibéer gi di ñëw. waaw damay profité waa Parcelles yi dama dégg ñu naan
am militant. waa Parcelles yi mooy Moussa Sy mooy seen maire. waaw xaaral dama non dem ci guddi bi may dugg Parcelles. ay 2 heures du matin dafa am benn responsable bu ni ma ministre est-ce que dëgg la Moussa Sy moo tabax stade bi tabaxu ko. ah bon waaw tabaxu ko de. Moussa Sy tabaxul stade Parcelles bi. déedéet. ku tabax stade bi. non am na lu mu ci partie bu def. nga xam ne xaaral. moom moo ko financé li parce ci que des ñëw na toog fii ñu def na ci 310 millions loolu la wax fii. déglul ma wax la. waaw man ci gouvernement laa toog. aha bi président ak Amadou Ba di wax Matar Ba na affaire bi gaaw parce que joxe nañ suñ kàddu maa ngi toog. ñu jox ko Mbaye Faye mu liggéey ko. Mbaye Faye mooy tabax stade yëpp. c'est le donc bi Amadou Ba di forcer. di libérer crédit yi pour que ministre des sports def ko. mais maa ngi toog boobu Moussa Sy toogu fa. ah mais moom nee xaar dama lay expliquer. waaw c'est tout juste pour ñëw ci ni bu ñu nax nit ñi. loolu mooy benn ci wàllu sport ñun proposition yi ñu def. bu ñu ñëwaatee ñoom loolu la ñuy wax. déglul bu baax li ma lay wax. jëlal commune bu la neex. ma wax la spécificité programme. nan dem sportif Yoff tey boo nekkee maire lan nga fas yéene def en matière de sport ak commune bi nekk Yoff. xam nga maire bi fa nekkoon diggoon na fa stade ana stade bi. xam nga kooku def na fi 7 ans te dégg naa ci li muy proposé nii mi ngi waxaat stade yow defoo ko ci juróom-ñaar. gars yi nee nañ ma stade ba pare na ñu ngi teg statistique bi. yow bàyyi li ngay wax nag yow. ah gars yi information bi ñëw na de. déedéet yow tamit. demal nga laaj waa Yoff tey jii sawaay maire boobu ñemewul sax ki ko génn wax Yoff la dëkk monsieur le ministre. Yoff la dëkk waaw demal jël caméra du sénégalais yaa ngi ñuy seetaan. waa Yoff dinañ àtte dama lay jëlal plateau. xam nga plateau foo def stade amatu fa. amatu fa. waaw jeex na tàkk. léegi ku bëgg a defar ay infrastructure sportive plateau. fenn rek nga ko mën a def. lycée Lamine Gueye comme que yaa yor école bi bëgg a defaree infrastructure espace yooyu xam nga li ñuy tudde naming. mooy maanaam entreprise bu mag. mu jox la xaalis nga tabaxal TFM dafa bëgg a def publicité. dafa bëgg waa Sénégal xam ko mu ni tabaxal leen ma benn terrain de basket ak benn terrain de volley mais TFM ngeen koy tuddee pendant 20 ans. donc TFM mooy jël xaalis bi tabax. nga def ko ci biir lycée Lamine Gueye. réglementé utilisation bi ko école di utiliser ak population yi. ñun projet yu mel noonu lañ indi keneen ku fi ñëw di la wax leneen munu ko. maire ba fa nekk parcours sportif bi nekk ci suuf sax dañ ko interdire jeunes yi ba defe naa semaine bee passé campagne bi moo tax ñu koy defloo ñun li ñuy proposé mën nañ dem ba ci détail bi. xayma nañ ko mën nañ la wax ci ban diir lañ koy def mën nañ la wax nan lañ koy defee ak kan lañ koy defee. mais dafa di boo waxee léegi suba kenn dina fi ñëw ni la non moom Lamine Gueye terrain xalaatu ko woon. bu ko xalaatoon bind ko wala mu wax ko ñun suñ programme dañ lay wan ni la que pour régler problème structure yi. ci lycée yi ak ci école yi la. nan ngay nekkee maire bu dee ci wàllu njàng. école xale yi. nga naan non maa ngi joxe meew balaa ngaa joxe meew. mais au moins xale bi bu mën a dem ci ay toilettes yu appropriées. balaa ngay joxe meew au moins xale bi bu gaañoo mën a am infirmerie boo xam ne dinañ fa def premier soin balaa ngay joxe meew au moins nga xale bi mën a xëy dem jàng ñëw fekk bu ñu nax nit ñi c'est-à-dire yëf yi du dem jël copier rek ñëw teg après taxaw di lire. école loo ci nam ñu tëj en 1 minute. mais école li ñu ci nam moom laa lay wax nii école contenu pédagogique bi état bi la. environnement bi mairie bi la. mais priorité bi mooy au moins xale bi jàng si bu soxlaa ndox bu mu naan na ko fu mën a am. mu am au moins robinet. mais fii léegi mairie structure de santé yi sax dañuy couper ndox bi Grand Yoff laa dégg ñu ni am na dispensaire boo xam ni booy accoucher ji da ngay jël gàddu sa ñaari bouteilles Kirène 10 litres. vous pensez que ça c'est normal xale di jóg di jàngi muy ci lycée yi ak fépp munoo am toilette bu propre. école yi mënul am clôture mënul am infirmerie boo xam ne da ngay am alcool ak mercurochrome. yow loolu nas nga ko sa programme. mais loolu suñ programme loolu rek la ñun li ñu nar lenn la. xaalis waaw xaalis bi ñuy jël di ko jënde ay billets Makka. di ko joxe secours ay tabaski. tabaski Korité Pâques. waaw ak Noël. waaw xaalis bi mënta yem ci loolu rek parce que ñoom seeni militant rek lañ koy jox. seeni militant rek lañ koy jox xaalis boobu lañ ni dañuy réarticuler budget ville de Dakar même communes yi suñ candidats yi dañuy réarticuler seen budget moo tax ñuy mën a investir ci santé ak école gis nga dañu am benn point bu am solo bu tudd économie sociale et solidaire ñun dañuy jël 10 milliards par année
parce que moom la suñ coalition def gis nga bi ñuy meeting di def ay affiche taf nañ dëkk bi yëpp ñun xaalis boobu dañ dem déposer ko ci ay structure financière cautionner xaalis pour lever ay fonds jàppale jigéen ñi ñu àndal li gars yi doon gisoo suñ benn candidat bu def meeting d'investiture ñaari meeting lañ def ci campagne parce que dinañ ubbi dinañ tëj dajale suñuy nis galvaniser mais xaalis bi ñu waroon def taf nañ Dakaaru yëpp ak ay affiche salteel nañ mur yëpp waaw ñun xaalis boobu lañ jël loolu su ngeen koy lijjantee parce que affichage bi tam coow lu rëy la. ah non dañ koy régler non non du fu la neex taf loolu mënatul nekk. est-ce que weesuñu sax taf. non moom laa lay expliquer gis nga dañu am benn point. ku wax smart kay. waaw taf kay mais boo nee smart li ngay gis li ngay dégg ak li ngay dajeel. da nga koy jël en compte. dañu am benn point boo xam ne mënuma tëj te duma ci wax. En 30 secondes muy économie sociale et solidaire. ñun dañ ni chaque année dinañ jël 10 milliards. déposer ko ci institution financières yi comme li ñu def actuellement. lever 10 milliards boo ko déposé di nga am 100 milliards par année 100 milliards mu nga jël 50 milliards jox jigéen ñi 50 milliards jox jeunes yi pour appuyer PME ak initiative entrepreneuriat. boo ko defee ci juróomi at yi. ça fait 500 milliards 500 milliards foo ko dugalee ci ville de Dakar jàppale nga jigéen ñi jàppale nga ndaw ñi loolu mooy autonomie sociale. jërëjëf Malick fu naa ni way wi daanu na. waaw 52 minutes. mat na non stop yi nga xam ne wax dëgg yàlla on aura fait le tour même si programme bi xam naa ni mënuñu ko woon jeexal ci 52 minutes. Absolument. mais l'essentiel abordé nañ ko ñu koy gërëm ci disponibilité bi. mais nag monsieur le ministre boo lajee mbaa Macky du la dóor yet wi. man la. yooxu dina jëbe fuñ ko foogeewul de. xam nga ñu la nga tàggoo. waaw maa ngi remercier ñëpp. di remercier suñu xarit yi ñu àndal. ñu doon nit yu am pas-pas. di gërëm nag particulièrement sama papa ak sama soxna. ci taxawaay bi ñu ma taxawu. ak ñi ma àndal chaque jour ñuy campagne ba 4 heures du matin bu ñu yeewee nekkaat ci démb 4 heures lañ tëdd. mais ñoom ñëpp ñu ngi fii tey. di leen sant di leen gërëm. di remercier particulièrement jigéen ñi di leen wax ni que engagement bi ñu am ak ñoom ci kàttanu yàlla dinañ ko respecter jeunes yi engagement bi ñu am ak ñoom ci kàttanu yàlla dinañ leen remercier mënuma tëj te du ma gërëm. nañu jëli carte yi nag. te nga wax leen nu ñuy wotee. déedéet ñoom ñun xam nañ ni ñun communes yëpp xam nañ ni que da ngay voté ñaari yoon. da ngay voté Sénégal 2035 ci commune bi voté Sénégal 2035 pour la ville. mënuma tëj te du ma gërëm. Tata Aïda Ndiong du Diagne Diecko ak Tata Nicole parce que ay mag lañ ñu ñëw dooleel ñu joxe seen expérience joxe seen xam-xam joxe sax seen alal ak seen jot loolu lépp ngir cofeel bu ñu am ci Ndakaaru ak changer bëgg-bëgg bu ñu am pour changer. wax na ma du Diagne Diecko la nga na ma def boo ñu la falee ci jàppale sportif yi ak këru sportif yi je pense que ni que loolu ca làmb ji la ñoo ñu waxtaanee waaw jàpp naa ni moom bokk na ci ñi gën a expliquer. ñi gën a tax ñu dugg ba ci biir. régler benn problème bi jërëjëf ci wàllu sport. jërëjëf merci beaucoup gars yi Acha. seen leader la jërëjëf loolu moo nekkoon seen émission Show Électoral. merci beaucoup. li la naqari woon ci Dakar moo la koy dindil programme bi gën moom la ñu indil jëm ci éducation santé environnement sport loisir aménagement économie sociale et solidaire industrie culturelle et patrimoine Sénégal 2035 ay aji ngëneel Sénégal 2035 jara voter Dakar mairie Dakar Mame Mbaye Niang moo gën ci Dakar